sama xarit sama rak l'honorable député Maymouna Sène mu doon loo xam ne ñu xamanoo ko actuellement nii c'est un élu yéen waa Sofraco ngeen xam ko muy koo xam ne c'est une fierté thiessoise mu jàppale waa Thiès yëpp bu loolu weesoo ñu ñëwaat rek di leen ñaax ci li nga xam ne moom moo war a am le 24 février muy porte à porte yi ñuy def ñu continuer di ko def dem défendre suñu programme wax leen aussi suñu bilan comme li may wax ñun ragaluñu suñu bilan mais ñu expliquer leen gën leen réexpliquer aussi suñu programme ba ñu xam ne vraiment ñun liggéey moo ñu tax a jóg te liggéey rek lañu bëgg te président de la république yóbbu Sénégal kanam la bëgg defar Sénégal la bëgg plan émergent la bëgg maa ngi leen di nuyu nag di leen sant xam nga boo limee rek da ngay jum mu ñu maa lim ñëpp ku lim da ngay jum sant naa leen gërëm naa leen. Demba Diouf maa ngi lay nuyu di la sargal gis nañ lépp yal na la yàlla jàppale yal na nga damu suba yàlla boo am gàcce ñu bokk ñun ñëpp ndax nit yi olof Njaay nee na loo iñaan ki la boot bu doon daanu sax doo ñaan mu jaaxaan ndax bu jaaxaanee yaay njëkk suuf kon bato bi nga dugg te bu suuxee nga suux doo ñaan lu may mu egg te président Macky Sall rek moo ko ñor maa ngi gërëm Babacar Pascal Ndione sa taxawaay ci koñ bi gis naa ko man fii laa dëkk nga dëkk ni xam naa sa kër ñëw ma waaye li ngay doxal maa ngi koy gis maa ngi nuyu Maymouna Sène di nuyu ñëpp ñoom Mariam Diop si la ñoom Fama bayu ma kenn di nuyu gone Sofraco yi nag ana Abdou Mbow koo koy sama bos mooy sama doom di nuyu Abdou Mbow sama doom di nuyu waa Sofraco gis nga xale yi Demba Diouf xale yi jaaxaluñ ma benn yoon diidi jaw muy rootulati sukay mu baax mi ñoom day Mariam ñoom naata fay Ramatulaay ba sama doom Umu Njaaj mi nga xam ne ba mu commencé Umu Njaaj nee naa ko dafa am lu ma seq ak yow dama laa jur nga maasee ak sama doom di ànd ak moom ak Abdou Mbow mi ngeen di xale yu ndaw waaye may dox ba fekk Macky Sall sa buntu kër mu taxaw ma ne ko Umu sa waa ji lu mu fi def mu ne ma kii Macky Sall day politique ma ne ko buy ñëwati dee ma woo ma génn la waa koñ bi boobaag léegi lu muy def man lay jiital Marème waxuma ay fende moom Macky Sall danoo yàgg waaye nag mu ma ñëw dang-dangi sama kaw waaye xam nga man du ma mag mi ñu dang-dangi ci kawam te moom xam na ko maa ko yar. asalaamaaleykum waa Sofraco ñoo ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant ñi ngi dalal sunu gan yi nga xam ne nii ñoo ñu fekk si di suñuy kilifa di ci jiital sunu coordinateur Demba Diouf mu ànd ak honorable député Abdou Mbow Maymouna Sène président Pascal di nuyu tata Mariam Diop Sila ak ñi nga xam ne ni ñoom lañu àndal ñëpp Fama Aydara ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi kontaan aussi ci ñëw bi nga xam ne nii ñëw ngeen ko ci suñu pôle bi muy pôle 11 dont je suis le coordinateur lépp loo xam ne nii gis ngeen ko fi mu jaar yoon xam ngeen ne du liggéeyu benn nit c'est parce que ñëpp a ci jàpp à savoir maire Mati Ndiaye Oumou Ndiath Didi Diaw Ndeye Marème les jeunes Tafa Mbaye ñoom Abidine Ramaba ñoom ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi pour mu jëm kanam nga xam ne nii sunu pôle bi benn pôle du ñu jiitu ndax liñ ci bëgg donc mooy au soir du 24 février école bii nga xam ne nii mooy suñu centre de vote ñu gagné ko avec 90% loolu la ñuy ñaan yàlla. Coordinateur dañ lay wax nag ni la vraiment am na loo xam ne mënuñu koo wax duñu wax ba mu jeex te duñ ko wax seedeel ko ñëpp ndax koñ bii nag ci zone bii wax dëgg yàlla buñ fi ñëwee di wax APR ba am fi ay ndombal tànk c'est parce que nag am na ku ñu yaatal te ki ñu yaatal du kenn ku dul Oumou Ndiath ndax baye boo ñu ne zone bii nii moom moom la fi président Macky Sall dugg këram ndax moo yaatal ñëpp nag te bëggul dara xëccoowul dara donc loolu damay faral di ko wax à chaque fois bu dajee amee du caage ni damaa farag moom wala mais nit li mu def dañ koy wax fàttali démb dafa am solo ndax mooy tax fi ñu tollu tey ñu xam fi ñu war a mën a jëm donc loolu mooy li nga xam ne nii moom moo am te ñii toog nii xam nañ li may wax sosuma ko ndax dëgg la waaw leneen li ci toog mooy que ni li ñu bëgg rek coordinateur xam ko li nga xam ne ni moom lañ ñu sas mooy porte à porte yi nga xam ne nii président Macky Sall da ko sas comité électoral bu mag bi nga xam ne nii moo jiite moo nekk Thiès Ouest mu wàcc ci les comités électoraux
ñoo ngi ci liggéey boobu avec les fiches commencé nañ ko bu yàgg te duñ ko bàyyi ba le 22 février incha allahu rabbi dinañ ko def bu jour élection yi fépp fu électeur nekk tey voté fii dinañ dem jëli la bu neexee yàlla au soir du 24 ñu gagné avec 90%. maa ngi gërëm ñëpp jërëjëf. salaamaaleykum waa Mbour 1 Mbour 3 salaamaaleykum waa Sofraco salaamaaleykum sama mbokk jigéen ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di jiital ci nuyoo bi le président Abdou Mbow di honorable député à l'Assemblée nationale di ci teg le coordonnateur communal muy monsieur Demba Diouf di nuyu soxna Fama Aydara Mariam Diop Silla di nuyu tonton Pascal di nuyu ñi composé délégation bi yëpp di nuyu suñu sœur Oumou Ndiath moom mi mandataire zone bi di beral nuyoo aussi Mohamed Seck moom mi coordonné pôle 11 bi maire Mati ñu ngi lay nuyu di la remercier ci dalal bii nga ñu dalal di am fierté ak contentement mani tey di am fierté bu mag ak contentement ñëw dugg fii ndax dafa am ay at ci ginnaaw Oumou Ndiath mii tey taxaw en 2009 mu dugal fi président Macky Sall ba population yi ñëwee seen bébét yépp lan la woon mooy ñun sonn nañu amuñu ndox yàlla jàpp président ne leen damay wut réew mi jàpp leen ci bis su ma ko amee loolu laay njëkk a saafara te yaakaar naa ne weddi gis bokku ci loolu la njëkk a saafara kon yaakaar naa ne secteur bi problème mu ndox kenn jooyatu ko fi kon ñun dañuy am fierté pour dugg fii ci koñ bi ndax moom moo ñu sagalee loolu di dellu rek di leen ñaaxaat di leen xamal ne ñun candidat bi ñu am dafa nekk candidat boo xamante ne ku neex a àndal la ba pare daf ñoo sagal fu ñu neex dugg ci biir Thiès kenn duñu yuuxoo kenn duñu sànni xeer ndax gis nañ li mu def biir Sénégal bàyyiwuñu ba mu lëndëm ñëpp tëdd ñuy dugg di porte à porte bëccëg lañ ko def kon yaakaar naa ne ñun làqatuwuñu dawuñu taayiwuñu ndax li mu def dafa neex a wane ndax moo ngi nii tey jii gis nañu Ila Touba bi ñun Thiès gis nañ ci suñu bopp Promoville dugg na Thiès Sofraco fii nii ci ginnaaw rek ñu ngi fiy defar tali te yaakaar naa ne lu ne fàng moom kenn dootu ko jeex ñu pare ci loolu dafay sedd ba sedd ñi ñëwagul ndax yàlla dafa def ci reñam ak wërsëgam bu bari macha allah bi ko suñu yàlla bi ko buur yàlla defal pétrole bi feeñ ci mu sóoraale ci ba sóoraale ci génération future kon kooku am na vision ndax loolu ko amul vision du ko xalaat ndax xam na ne ñooñu ci réew mi la ñu bokk te war nañ leen a cëral ci lépp lu bokk ci biir réew mi kon bu ñu amee président bu mel noonu am bilan bu palpable ba pare am programme tamit teg ci ndax def na ñëpp teg ci seen bët muy laajaat pour ñu jox ko mu àggale kon yaakaar naa ne kooku waruñuy sax toog di laam-laamee ak di ko tëkkaleeg ñi nga xamante ne defaguñ fi dara te boo leen seetloo ñoom ñooñu tey jii di wër ne dañoo bëgg réew mi ba ñu commencé di campagne ba léegi déggoo leen lenn lu ñu jël teg ko ci biir Sénégal ne bu ñu leen falee lii la ñuy def dudul di xaste Macky Sall yàq na dëkk bi ñi ma àndal ay sàcc lañu mais mu soo leen a dégg ñoom ñu teg benn programme ne bu ñu faloo lii la ñuy def loolu moo lay wanal ne ñoom amuñu vision amuñu programme xamuñu sax fi ñuy teg seen tànk ndax yaakaar naa ne buñ ne dañuy yàqal Macky Sall seen bopp la ñuy yàqal ndax lu ñu wax xale bu ndaw bi sax mën naa ñëw démentir leen ndax lépp nit ñi gis nañ ko teg nañ ci seen bët kon ñooñu buñ leen sóoraale ci dara ñun lii ñuy def nañ ko continuer suñu candidat lii la ñu sant dañ leen dem ci gox yi goxaat yi dem seeti nit ñi ak ñenn ñi nga xamante ne opposition boobu jaar na fa ba yàq seen xel ndax ñoom dañuy jaxase xelu nit ñi rek ñu jaaraat foofu wax leen président li mu namu ci dëkk bi ak lim fi def ba pare ñëpp gis ko ak li muy waajaat kon yaakaar naa ne yéen waa Mbour 3 Mbour Sofraco fekk nañ leen ci liggéey boobu ngeen àndandoo joxente loxo nekk benn uniquement pour président am ndam fii au soir du 24 maa ngi leen di sant di leen gërëm je vous remercie. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di tàmbale nuyoo bi ci suñu jigéen suñu xarit dëgg la Demba mooy coordonnateur comité électoral
mais dañu koy nuyu rek muy honorable député Maymouna Sène di ko ñaanal responsabilité yi nga xam ne tegu na ci kaw yàlla na àggale ak bakkanam di ko encourager di ko féliciter di wax ne lii mu ñëw ci moom tey fi mu jaare ñëpp xam nañ ko mais xam nañ ne mérite la ndax ba mu jàppee ba day bàyyi di nuyu bu baax le coordonnateur Demba Diouf di sama mag di sama xarit ndax liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy liggéey pour le président de la République te ku ne xam na ne Demba il est très efficace le président waxoon na ne Macky il fait moins de bruit mais il est très efficace Demba aussi je pense qu'il fait moins de bruit mais il est très efficace di nuyu suñu grand frère muy Babacar Pascal bu dolli Macky ndax moom nag wàññiwul daa dolli te nit kuy wut matalagoo ku la dolli nga jël donc Babacar ñu ngi lay encourager di la féliciter di la jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax suñu yaay Ndeye Fall bi nga xam ne parti allié la nekk waaye tey mel na ne ci suñu biir la bokk ndax moo ñuy yaayal magal ñu am ay responsabilités yoo xam ne ñun démb bi muy nekk député dañ doon toog nekk ci classe école yi bu ñu génnee di ko gis à la télévision muy yokk une fierté donc tey bu ñu demee ba tey ay doomam nekk député tout le temps dañuy wan ne moom am na mbégte ci li nga xamante nii tey am nañ ko comme responsabilité di nuyu bu baax suñu yaay Mati Ndiaye wax na léegi ne ñun ay doomam lañ dëgg la rawatina man parce que man Sofraco kër gi ma fi njëkk a dugg këram la ndekki naa fa añ naa fa reer naa mu nekk jaboot ndax nit nag jaboot rek mooy doon fu nit jóge mu accepté la ci biir këram te xamul foo jóge xamul lu ñu la yar di nuyu bu baax suñu jigéen Fama Aydara ci liggéey bu am solo bi muy liggéey di nuyu ki nga xamante ni mooy Oumou Ndiaye wax nañ ko léegi Sofraco mën naa ne si c'est pas la première militante de l'APR c'est l'une des premières militantes de l'APR. si suñu mag Doudou Ñaaña bi nga xam ne bu parti socialiste la aussi nekk un allié di nuyu bu baax Saliou bi nga xam ne suñu xarit la Chérif Dia yow it ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu di nuyu tous les jeunes muy ñoom Mass ñoom Mayekor ñoom Assane Mbaye ñoom Ibou Diouf képp koo xam ne yaa ngi fii ñëw fekk ci lii tey di wax ne dëgg la war naa fi ñëw ndax kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ak liggéey bi ñuy liggéeyal président mais mën naa ne tey ouest lu ñuy def war naa ci mën a participer parce que man ouest laa dëkk léegi sama dëkkandoo yi waa Mbour at ñi ngi nii toog am naa fi it ay dëkkandoo jàmm gën ñoo xam ne tuxu si nañ fii donc xam naa ne bu ñu demee ba ci kanam tuuti sax xam naa ne di ngeen am gan parce que dinaa transféré ñëw fii maak sama gars yi ñu sëmbaxloo rek lu waaye am jël donc pour dire que ñun ñëpp ñoo bokk liggéey ñoo ànd di liggéey mais damay wax ne ñun li tax ñu war a falaat président dès le premier tour dafa bari Sofraco bañ ko defaree ba léegi goudron dugg fi yéen waa Sofraco goudron bi ñu fiy defar rek war naa mën a tax ngeen voter président Macky Sall Abdoulaye Wade nekk na fi ba jóge fi Sofraco dafa gën a ràpp ndax fii ku fi daan ñëw di fi ñëw léegi di nga xam ne lu bari soppeeku na fi te loolu mooy ñàkk jox worma boo xamante ni pouvoir public yi jox nañ ko cité yu mel ni tey jii maa ngi wax léegi Demba ne ko nag am na loo xam ne bis bu ñu ko yàlla mayee président di ko def ci yeneen gox war na mën a ko def ci gox bi parce que jumaa ji ku gis ni mu mel xam ne kilifa war na ci dugal loxo. beneen mbir bi mooy président liggéeyal ko yomb na
ndax fu ngeen dem ci proximité yi am ngeen lu ngeen mën a wax parce que moom bokkul ak ñi amul bilan amuñu xam-xam amuñu xalaat moom non seulement dafa am bilan ba pare am programme dolli ci parce que ñeneen ñi seen programme sax dañ ko tibbul ci PSE tey jii boo demee ci programme waa ji nga xam ne nee na fii la dëkk nekk candidat def na fi meeting daa dégg naa boor bii la mais programme am boo demee fi ñuy def fusionner li nga xamante ni moom mooy les administrations dafa dem ci PSE parce que PSE dañuy fusionner li nga xam ne mooy trésor ak comptabilité publique moom mu dem tibb foofu soo demee ci programme fi ñuy wax administration bu ngeen ko liiree dañuy def ne dañuy boole les programmes parce que ñoom amuñu xalaat dañuy dem ci PSE tibb ñëw daal di plagier te li may wax ni ku dem dans les programmes di nga ko mën a lire ce qui montre que non seulement amuñu programme mais aussi amuñu benn offre boo xam ni mën nañ ko jox sénégalais yi te président de la république suñ nee ay infrastructure ñu ne soo demee Diamniadio am na ay pôle ministériel am na parc industriel am na parc des gros porteurs am na ay logements sociaux booy romb Diamniadio dina nga ne au moins di nga yëg ci Ila Touba am na autoroute AIBD Thiès am na AIBD Mbour tey jii tali Kaolack defar na ko pont Farafenni defar na ko boo demee au Fouta li mu fa defar ci ay pont sur le plan de la désenclavement kenn xamul nu mu toll loolu mu doon loo xamante ni da ngay làmb daj sur le plan social dañuy wax ne 2012 ak léegi ceeb yokkul dëwlin yokkul meew yokkul gaz dafa wàññeeku saabu yokkul courant xuyu kamaj sonalatuñu donc jàpp naa ne kii suñ ne war nañ ko mën a falaat nit ñi war nañ ko mën a gëm sur le plan social toujours président de la république en 2012 dafa def li nga xam ne mooy salaire yi dafa yokk parce que dañu dindi impôt sur le revenu te liñ ci jëndi c'est entre 20 000 ak 90 000 ñu jël pension retraité yi nga xam ne ñu bari dañ daan am ay 6 000 francs par trimestre mu jël ko revaloriser ko de 10%. ñu jël xale yu ndaw yi nga xamante ni 0,5 ans ñu koy wax CMU muy couverture maladie universelle tey jii handicapé yi am na carte d'égalité des chances waa est-ce que ñun war nañoo mën a am kenn koo xamante ni moo la ñu war a waxal ku dul kooku. beneen mbir bi mooy sur le plan social toujours dafa am loo xamante ni dañu koy fàtte boo demee dans le monde rural nit ñi xam nañ Fandène 60 ba léegi waxuma la goudron 1 mètre tali mosu faa dugg. tey jii au moins booy dem Fandène poussière du la rey boo demee dans le monde rural électrification rurale am na fa ci PUDC am na ay piste de production am na ay forage yoo xamante ne nii defar na ndox donc tey fépp foo dugg am na loo xamante ni réalisation présidentielle ma ñëw fii ci Thiès tey jii stade bii nekk fii 2004 ba léegi ñu ngi koy jooy tey jii stade bi presque pare na bañ naan matchu Sénégal su jógee Ndakaaru Thiès lañ koy footballé loolu mu doon loo xam ne la jeunesse thiessoise war nañ ci gis seen bopp wàllu financement jigéen ñi diggante 2012 ak léegi li fi dugg ci financement jaare ko ci ministère de la femme dernièrement mu jaare ko ci DER délégation pour l'entrepreneuriat rapide 1960 ba léegi duggul fii ci Thiès sur le plan universitaire sooy dem Tivaouane am na ISEP boo xam ne ñu ngi ko fay tabax auditorium bi nga xam ne ci chantier de Thiès yi la bokkoon président de la république àggale na ko soo demee tey à Balabé am na campus boo xam ne ay étudiants ña nga fa dëkk te président de la république moo ko fa réalisé donc tey ñun à Thiès suñu liñ naan bu ñuy gubali mbaam bu tan gore woon moo koy ëpp say ñun dañoo war a takku laxasaayu pour que président ñu fal ko au 24 février dès le premier tour te loolu dafa doon loo xam ne mënoo koo wax nit mu yegg ba pare loolu ay réalisation la teg ci nag mu am programme ku ne gis na ne programme bi ñuy wax président dafa am liñ naan programme liggéeyal ngir ëllëg ci discours de la nation dégg ngeen mu ne dafa am 3 programmes maanaam zéro bidonville maanaam dëkkuwaay yi mu gën a sell zéro déchet parce que ku ne xam na ne mbalit yi sonal na nit ñi ci dëkk bi ak li nga xam ne moom mooy ay ville créative donc monsieur le président de la république li mu ñu digoon def na ko xam nga Talla Sylla day wax ci woyam ne ñun de 2e mandat bi yeeyoo ngo
ndax yow yey nga ñu yow mi ñun ñi doon wax naan doo fi def dara tey jii kay xanaa dañ naan lii Babacar di wax dolli ñu waaye def moom kenn waxaale wu. nga xamal ni comme ni ko président waxee mooy que nañ def le maximum de proximité te waxtaan ak mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu waa Benno Bokk Yaakaar yëpp di kontaan torop ci dalal leen tey caravane bi ngeen def suñu xol sedd na di wax ne nii ngeen def nii rek la ndax Benno Bokk Yaakaar daa nekk coalition boo xam ne kenn mosul am coalition bu mel nii ci Sénégal bu dund bu yàgg bi ndax li ko waral mooy dañu ànd ak koo xam ne góor la muy le président Macky Sall di koo xam ne lépp lu mu wax rek dee xanaa moo koy dindi mais lu mu wax da koy respecter jusqu'au bout looloo waral tey mu am coalition bu yàgg bii mu am kon di leen wax na leen kontaan nañ torop di leen dalal fii di leen wax na leen nag ñun ñu ngi ci liggéey bi guddeeg bëccëg ñu ngi ci proximité yi te duñu noppalu jusqu'au 24 incha allah yàlla may ñu deuxième mandat au premier tour ñu ànd fetewaat ko continuer liggéey bi ndax président Sénégal rek a ko ñor Benno Sénégal rek a leen ñor moo tax ñu ànd ak Sénégal moo tax ñu ànd ak président Macky mi nga xam ne liggéey rek la gëm ndax ku nekk xam na ne président Macky bi mu nekkee ba léegi liggéey lañ ko xamee la preuve en est que kii di maître Abdoulaye Wade bi mu àndaloon projet yi mu réalisé yépp ci nguuram la ko réalisé bi mu nekkee premier ministre kon nag ku la dig ndekki bu la ne suba dinaa la jox añ na nga ko gëm li may wax mooy na ñëpp dem jëli seen carte yi ñi nga xam ne jëlaguñu ko dem voteel président Macky Sall mu eggali yéeneem ci Sénégal ndax tey jii li ñu gis weddi gis bokku ci ndax opposition bi ñoo ngi nii bëgguñu sax ñu wax bilan ndax xam nañ ne président li mu def c'est plus qu'un bilan amul président bu mos a def lii ci durée bi mu fi toog muy 7 ans kon nag kooku suñ ko joxaatee 5 ans Sénégal waxuma émergence mais dina def plus que émergence kon nag nañu àndandoor continuer nii ñu ko defee le soir du 24 ñu falaat ko yóbbu ko palais mu yeggali liggéeyam ñëpp nekk ci jàmm Sénégal émergé xale yi continuer am liggéey mag ñi ne am lu leen neex ñoo ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf kontaan nañu di gërëm nag sama waa équipe bi ñi ma àndal yëpp waa Benno bi ndax benn lam du kandang mais ñi ma àndal depuis ma ànd ak ñoom ba léegi mosuñu noppalu bu ñu xëyee suba ngoon guddi heure bu nekk ñu ngi ci luy doxal coalition bi kon ñooñu mention spéciale ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm muy jeunes yi muy mag yi muy sage yi nekk ak ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax jërëjëf di nuyu nag responsable yi fi nekk yëpp ndax ku lim di nga am ñoo bàyyi te bëgguma bàyyi kenn yéen ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di kontaan torop ci yéen jërëjëf. waa Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi suñu président muy Demba Diouf di nuyu aussi tamit Ndeye Tické madame Ndeye Tické ñu ngi koy nuyu muy directrice su ANAM ñu ngi koy nuyu di nuyu aussi sama maman Ndeye Fall di nuyu l'honorable député di nuyu aussi tamit le mouvement Dolli Macky muy Babacar Pascal Ndione di nuyu ñoom Madabo di nuyu ñëpp di nuyu aussi ki ñu fekk fii muy Adji Diatta di ko nuyu muy une lionne ñëpp xam ko mu xam nekk ci koo xamante ne ni day liggéey lu bëri di liggéey ci askan wi ci gox bi mu nekk di gagné bureau de vote am di gagné école am kon loolu c'est à féliciter ñun ñooy Benno Bokk Yaakaar te suñu mbëbët moom mooy lenn rek fexe ba le président Macky Sall gagné au premier tour avec 65% comme li may wax tout le tour il faut aussi tamit loolu ànd ak pas-pas ànd aussi ak volonté ak courage parce que boo ne amul volonté amoo courage doo def politique te li ñu bëgg aussi tamit dafay nekk intérêt Sénégal man li ma gën a neex ci réalisation yi chaque jour dama koy wax man ñi di nekk ci social muy couverture maladie universelle xale yi nga xamante ne dañuy faju de 0 à 50 duñu fay gis naa aussi les cartes d'égalité de chance ci wàllu handicapé yi gis naa aussi bourse familiale parce que dama gis ay famille yu bëri yu ciy bénéficié wu mu nekk lu leen amal njariñ te xam nga jaboot ku ko dimbali ci garab ku ko dimbali ci njabootam kooku moom la xam kooku la bëgg
te am na loo xamante ne nii aussi comme lu ñuy wax ay vadrouilleurs wala ñoo xamante ne ni dañuy ñëw xamuñu fu ñu jógee duñu leen jox suñu dëkk parce que ñun dëkk bi dañ koy tabax pour suñu avenir futur yi nga xamante ni ñooy ñëw pour liggéey bu ñu ñëwee fekk fi lu rafet fekk fi lu taaru loo xamante ne ni dina mën a jëm ci kanam mais fekk ñoo xamante ne ni tey jii xamoo fu ñu jógee xamoo luy seen ambition ñuy def copie coller ñooñu aussi tamit jox leen dëkk bi risque la te gëm naa ni loolu aussi tamit population thiessoise bi consciente nañ ci te dootuñu leen nax parce que beneen population moo am beneen jeunesse moo am beneen femme aussi ñoom ñoo ñëw aussi dooleeku ci conscient xam li ñu bëgg xam seen i intérêt njaboot ak seen i intérêt dëkk ñu di ci dox ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp di féliciter encore toute la caravane yi nga xamante ne nii su ma limee juum waaye sama maman